waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp rawatina waa Tëngéej département Rufisque di nuyu tamit les journalistes yi nga xam ni ñoo def déplacement ñëw ci woote bi nga xam ni dama ko woote tey parce que candidat laa ci au conseil des collectivités territoriales. beneen bi ci topp muy tamit bugg naa wax tamit ñaari affaire laay waxtaane mooy sama candidature ak Tëngéej en général ni muy doxee parce que bëgg nañ wax ci Tëngéej parce que yàlla dogal na ay doomu dëkk bi lañ fi lañ juddoo màgge fi yaroo fi gis yu bëri yoo xam ne mu ngi xew Tëngéej yeneen gox yi peut-être privilège yi ñu am ak chance yi ñu am ba ñu defar ko ba nga xam ne tey jii ñi fa dëkk ñëpp ñu ngi gis seen bopp ci dëkk bi mu am yu bëri yoo xam ne tamit waroon na mën a am fii ci dëkk bi te amu ci te loolu war nañ ci mën a waxtaan. may profité nag ci occasion bi tamit di nuyu sama waa mouvement parce que bi ma nee dama koy def dama ni damay woo sama mouvement quelques responsables ñu ñëw fekke ko parce que tey jii ñëpp xam nañ ni politique moom boo ko dee def dafay am ñoo xam ñooy nekk sa ginnaaw di la dooleel. mooy profité na ci occasion bi ñi ngay gis fii yëpp ñii ñëpp ci département Rufisque lañ nekk am na ñu jóge Kounoune am na ñoo xam ni biir Tëngéej lañ dëkk am na ñoo xam ni ci côté Bargny lañ jógee fu nekk rek jël naa fa ay quelques nit rek pour ñu ñëw représenter ñenn ñi parce que ñëpp duñu xaj fii donc nag tey loolu moom moo taxoon ma ni naa woo journalistes yi ñu ñëw ma wax leen ni leen fësal sama candidature ci au conseil bi nga xam ne moom la ñu war a def beneen bi si topp ñu waxtaanee les maux de Rufisque parce que tamit Tëngéej ñëpp gis nañ ni benn moment depuis 2012 bi Macky Sall nekkee président ba léegi nii ñëpp gis nañ ni 2012 ba 2019 Macky Sall da doon gagné Tëngéej mu jékki-jékki à partir bi 2019 passé ba léegi nii ñu gis ni revers dafa am à chaque fois bu ñu demee élection dañ koy ñàkk. te loolu am na lu ko waral yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne nag yu ñu war a mun a waxtaane la parce que Tëngéej dafa nekk dëkk boo xam ni tey ji prédateurs étrangers yëpp dañu braqué wu si Rufisque parce que ñun rek ñoo fi dese suuf gars yi ñëw di ko brader di ko jëlee noo xam ne peut-être neexul les populations ñi mu neexul tamit buñ ko mënul xeex wala bu ñu xeexee te amuñu te xam ni li ñuy xeex dëgg la te joxuñu leen dëgg bu voté jotee dañuy sanctionné parce que ñun Macky Sall lañu àndal di ko jàppale président de la République man tey jii Sénégal kenn du ne Mame Goor jàppalewul président yaakaar naa ni risque yi ma jël ci ànd ak Macky Sall ñi ko ci jël ci ñi ànd ak moom te ñu jox leen ay poste de responsabilité bariwul. li koy firnde mooy fan yi passé avant élection yi nga xam ni moom lañ jógee muy élection législative yi biñ dee wut parrainage yaakaar naa ni Tëngéej leader yi fi nekk yëpp bi ñu dajaloo 7000 parrains lañ yóbbul mouvance bi man rek 5000 parrains laa yóbbu 4000 laa jox Mimi Touré jox 1000 ministre de la justice muy 5000 parrains yaakaar naa loolu ku ko def si dëkk dem élection locale jàll nekk conseil municipal en ville am 2 conseils au nord amatoo loo xam ni tey jii dëgg la di nga ñafe pour gën a góorgóorlu pour yàlla gën a dimbali mais amut dëkk bi wala nañ ni Mame Goor ni am nañu fi dëkk ñoo xam ni jox nañ ko cër te gëm nañ ko donc nag loolu moo tax tey ma ni naa woote parce que au conseil dama gis ni Tëngéej dañuy wax ni ville culture la ak histoire une ville de culture et d'histoire mais historiquement Tëngéej dafa dee culturellement tey jii Tëngéej amatul sax foo xam ni mën nañ leen di espace de loisir la wala foo xam ni ñu ngi fay jàngale xale yi wala dara même fête de la musique bu jotee doo gis Tëngéej am cër bi mu war a am dëggantaan même culture bi ñu jël ci mairie bi fii jox leen ñi leen ñoom ñoo war a jiite culture bu Rufisque sax tey ji xamuñu dara ci culture te loolu yaakaar naa ci premier conseil municipal bi njëkk a def fii à Rufisque man bi ma njëkk a participer parce que maire Omar Cissé bi mu gañee mairie bi woo nañ ma ni ma ñoom man la ñu bëgg a dénk culture bi mais bi ñu demee ba ci biir ba dem ba ci jour bi ñu ko waree def dama jékki-jékki rek gis leen ñu def seen benn coalition waxtaan ñëw nii Yatma Fall lañ ci jiital keroog tamit ba mu amee si saa si laa jël parole xamal leen ni kii ngeen ko jox nii àttanu ko
te mënu ko def parce que xamu ko te l'histoire m'a donné raison parce que boobu ba léegi nii man artiste la musicien la tous les jours amul benn jour bu ma yeewu te amul artiste wala ñaar wala ñetti artistes yu ma woo di kaas di métti dul li nga xam ni ñoom moom la ñuy dund te nag dañu am cër ci dëkk bi moo tax ma ni naa boole lépp muy wàllu candidature bi ak wàllu Tëngéej ñu waxtaanee ko ci benn 30 minutes boo xam ni xam nga yaakaar naa ni wala 20 minutes boo xam ni kenn ku ci nekk li nga ci bëgg a xam di nga ko xam voilà voilà léegi nag journaliste yi bu ñu amee waaw. ba yaakaar ne war nga mën a doon conseil ci lan nga sukkandiku ci waa Benno nga ko sukkandiku wala say mbaggi bopp. waaw xam nga nit ki moom soo jógee di wut dara da ngay jiital sa jëmmi bopp ba pare door a taalal keneen loxo parce que tamit président Macky Sall yaakaar naa ni liggéeyal naa ko liggéey boo xam ni ci haut conseil bi ñuy def nii soo xoolee ni 150 personnes ñoo ko war a doon 70 yi moom moo leen di tànnal boppam te man ci liggéey bi nga xam ne ci la ma ñëpp a xam mooy art. tey ji artistiquement tey ji war naa mun a nekk candidat bi nga xam ni mooy représenter art bi ci département Rufisque mais ci biir au conseil bi moo tax tamit damay taalal sama loxo le président Macky Sall loolu mu bàyyi ci xel ba pare Tëngéej tamit département bi dafa soxla du sang neuf dafa soxla ay nit yoo xam ni bu ñu waree wax ni lii la ñu ne lii la loolu yaakaar naa ni moom la ñu manqué ba à chaque fois bu ñu demee foo xam ni ndam lañ fa am ñu xaw ko per parce que booy li ñuy xaar poigne bi ñuy xaar si ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak président Macky Sall man si sama bopp man dama yaakaar ni gisuñu ko loolu moo tax tey ji yenn affaire ñu ko per mais daal li gën a motiver sama candidature mooy artiste la mais artistiquement ñëpp xam nañ ni ci haut conseil bi am na koo xam ni tey war na mën a représenter département de Rufisque mais en grosso modo Sénégal yëpp te yaakaar naa ni posture boobu attan naa ko wën naa ko moo tax ma ni pourquoi pas ma laaj ma déposer sama candidature di taal sama loxo nag le président Macky Sall mu gën ma bàyyi xel ci loolu. non man xam nga tey jii yaakaar naa ni conseil municipaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nekk ci Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xam ni ci seen biir dama leen di taalal sama loxo am na ñoo xam ne même mën nañ ba ne bokk Benno te su ma leen taalalee sama loxo ñu ànd ak man parce que ñoom xam nañ ni Mame Goor amul benn caaxaan man. amul wutuma au conseil parce que damay wut privilège parce que tey fii ñu toll nii yàlla tabarkàlla bàyyiwuma neewuma am naa alal mais tamit ñàkkuma ba tax ma war a mën ni su ma amul au conseil du ma dund mais tey les artistes rufisquois boo xoolee même les artistes au Sénégal ñoo sonn dañu war a am ku leen di représenter même tey jii ci élection député yi passé mooy législative yi man déposé woon naa sax dem yóbbu sama parrainage ak lépp wane sama bëgg-bëgg ci nekk député parce que tey jii ña fa nekk man ak ñoom ñoo bokk génération te am na ñoo xam ni ñu fa nekk peut-être man li ma def pour ma ville ñoom defuñu ko pour seen ville peut-être nag dañu am chance wu tey xam nga Sénégal moom boo nekkee opposition rek da ngay am chance wu mun a jàll ci ay affaires yu bëri soo nekkee ak mouvance parce que man bokkuma APR dama am sama mouvement nekk allié président di ko jàppale mais tey normalement président tey bi muy tànn profil parce que lii lu ma siy brosse la bi muy tànn les profils de député pour le département de Rufisque tey man yaakaaroon naa ni buñ ko à 80% dinañ wax ni Mame Goor parce que Mame Goor man même bu ko nit ñi waxul sax si biir bopp nit ñi xam nañ ni Mame Goor tey jii buñ ko dugaloon assemblée day nekk un bon député te dina représenter Tëngéej dignement parce que lépp lu fi nit ñi di def loo xam ni baaxul pour askan bi wala arrangé wul askan bi man si sama bopp dinaa taxaw dinaa fa taxawal waa Tëngéej te noonu moo ko xalaate woon pour assemblée noonu laa ko xalaate pour haut conseil bi parce que yàlla dogal na mooy comme ni ma ko waxee bi ñu président recevoir quelques jours avant les élections bi ñu demee palais ñu ne dañuy jël les responsables politiques du département ñu boole ma ci ma dem 20 orateurs ñoo fa amoon mais ñoom dañoo fexe ba man waxuma dañoo dem defar seen liste fexe ba man du ma wax parce que xam nañu su ma waxee président dinaa ne tali yi baaxul dinaa ne Tëngéej dafa soxla ay échangeur Tëngéej dafa soxla assainissement Tëngéej dafa soxla lii dafa soxla lii dafa soxla lii dafa soxla lii
comme que ñoom nag dañu bëgg a toog naan président liggéey laa bëgg damaa bëgg nga def ma ñii naan Tëngéej amul ministre ñii naan Tëngéej amul DG koo gis mu wax rek man bi ma demee toog koo gis mu wax rek waxul pour Tëngéej intérêt boppam lay wax ay man damaa jàng ba yooyu kayit tey su ma déggee monsieur le ministre yow yaa tax su ma déggee lii yow yaa tax su ma déggee lii yow laa tax président li mu leen tontu mooy bu mu jëlee parole li mu njëkk a wax mooy maam góor mii maam góor maa ngi lay nuyu di la bëggee li may wax am na seede kii fa la ko fekk mu ne maam góor mii dafa waroon wax parce que département de Tëngéej waruñu ñëw ba fii mu am 20 orateurs ay nit yoo xam ne kenn xamu leen ñu jox leen parole man mii sax xawma leen ñuy wax ñu ne maam góor lu wax parce que xam nañ ni su ma waxee li may wax ñoom du leen arrangé ñoom leader yi li ñu bëgg mooy ñëw di nax président wax ak moom pour mu def leen DG ñii mu def leen ay ministre ñii mu def leen lii ñun nag ñun man dama jàpp ni man dama koy wax chaque jour wax boobu nag peut-être am na ñu muy déjà man pour man je suis le vrai fils de Rufisque ñun ñoo juddoo fi yaroo fi màggee fi am lu ñu métti dëkk bi di taa xale yi liggéeyuñu ñun bi ñu yàlla dimbalee fi la ñëw jënd fi suñuy kër tabax ko dëkk fi buy taw ñu taw teg waa Tëngéej buy naaj ñu naaj ak waa Tëngéej bu ñuy dee deewandoog ñoom ñi nga xam ne nag peut-être clientèle politique la ñu wut ak ay poste nominatif ñooñu bu leen neexee mun nañ taxaw di nax président nag mooy bëgg mu profité ci occasion bi mu xam ni affaire bi léegi dafa changé léegi booy ñoo nekk assemblée ay ñoom Ahmed Aïdara ay ñoom Guy Marius Sagna ay ñooñu ñoo war a ñooñu man la ñu war a jàkkaarloo parce que ëpp ñu ma fit ëpp ñu ma fulla gënuñu ma bëgg seen dëkk bëgguñu ma bëgg réew mi mais nag il faut que loolu yëpp pour nga am ko il faut que nga am ay leaders yu généreux yoo xam ne mun nañ la may loxo loolu moo tax tey may tàllal suma loxo le président Macky Sall tey jii ci haut conseil bi mu dugal ma si ma représenter les artistes représenter le département de Rufisque lépp lu metti Rufisque waaye ñu koy kaas jamono bi ñuy teel nii politique bi xew léegi mooy politique gu fëgg a taabal bi te man damay fëgg a taabal man du ma tapet man ñëpp xam nañ ni maam góor kaay dee moo ko gënal kaay lekk kon nag tey Rufisque dafa soxla leader yu bees ñu metti ñuy wax metti mooy ñu metti ñoo xam dañuy taxaw di kaasal Tëngéej pour Tëngéej baax wax naa ko léegi nii bi may def sama introduction nee naa président da doon gagné fii 2012 ba 2019 2019 54% le président gagné ñu dem élection locale ñu dóor ko ñu dem législative ñu dóor ñu mais am na lu tax parce que leader yi ñu am man pour man taxawaay bi ñu war a taxawu Rufisquois yi dëggantaan taxawul lañ ko parce que nit ki su fekkee ni élection ba élection la lay gis su amee soxlaam doo ko faj man Tëngéej fii ma nekk Tëngéej laa nekk nëbbuwuma làquwuma fii laa dëkk équipe bi nawetaan yi ku fi ñëw taxaw ni ma lii mooy sama soxla la ma ca man ma def ko ku feebar boo ñëwee la ma man sa ordonnance ma def ko comprendre la yi fi nekk nga xam ne Rufisquois yi ñoo ko bokk muy ay jardin public ay kii fi nga xam ni fa la nit ñi di daje ñu am lu ñu fa war a mën a def awma ay milliards de waaye la ma am def naa ko fa moo tax keroog bi ñuy def élection locale yi façon diabolisation mu nekk diabolisé nañ ma ko fu ma dem di campagne ñu foto ma ne ñetti nit laa am mais keroog bi ñu wootee ba pare nit ñi xam nañ ni maam góor am na nit parce que 1266 Rufisquois ñoo ma voté ma jàll nekk conseil municipal te tey jii bu dul woon sabotage boobu nga xam ni gars yi campagne de dénigrement boobu ñu ma def envers ma personne suñ ko deful woon tey jii mën naa gagné maire bi xam nga tey jii gars yi lu tax ñuy wootal Omar Cissé parce que Omar Cissé bu ko gars yi votelee pour mu gagné booy dañuy sentir ni kii c'est un Rufisquois il est de Mérina Mérina la juddoo tey bu fekkoon ne maam góor leen teg ñëpp dañuy xam ne maam góor fii la dëkk mais ñi ñu investir Tëngéej kenn dëkku fi Rufisquois yi dañuy gis ni ñi leen indil dañ leen bëgg a imposer ay étranger duñ ko nangu loolu nag dafa am ñoo xam ne dañ ko ragal a wax ci kaw parce que pour ñoom bu ñu ko waxee ci kaw ñu kepp leen man kenn mënumaa kepp parce que yoruma xëyu kenn embauché wu ma li may am maa koy amal sama bopp kon dafa yell ñun ñi nga xam ne dañu taxaw di jàppale président di jël ay risques pour moom di ko jàppale ñëpp xam nañu Macky Sall jàmbaar la liggéeykat la de mais dafa ànd ak ay gars yoo xam ni ay baadoola lañ jàppale wuñ ko seen intérêt personnel moo leen ñor président mu dee mu dund mu torox ñu jàpp ko wala mu yàqule wala mu perte wala mu lii il s'en fiche li leen intéressé mooy nañ am ay postes nominatifs te loolu c'est pas bien voilà. ñu gis ne amoon na benn combat boo porté woon yow ak waa bu woon xam fan ngeen toll si combat boobu ak Visa Béton. très bien combat boobu Visa Béton yéen a ngi jàkkaarloog moom nii muy benn usine boo xam ni ay produits nocifs la ñuy utiliser centrale à béton nga ñëw ubbi ko dans un quartier loolu Rufisque rek la am tey amul benn sénégalais bu sañ a dem Turquie
dem dans un quartier nga ubbi fa centrale à béton tey jii man suma yaay dafa xëy feebar am AVC décédé te poussière bi ci lu ko jàppoon ci la bokk tey j'ai un voisin boo xam ne maa ngi dendeek moom nii yaayam dafa am pneumonie tey jii dafa am AVC keroog jour vote bi daf ni ma du ma votel Macky Sall man ko lu tax mu ne ma parce que dañoo xeex ak Biza ba sonn nga woo Abdou Karim Sall le préfet ñëw gouverneur ñëw façon dénigré bu nekk ñu dénigré ko fii gars yi ñëw filmer la di la jéem a diaboliser di la jaxase ak sénégalais yi mais sénégalais yi ñoo comprendre ni Mame Gor li muy xeex ni santé publique la ñu xam ni kii dañ ko doon pousse pour jéem a yàq deram tey jii loolu tax na Macky Sall perte lu bëri à Rufisque parce que prédateurs étrangers yi nga xam ne dañ ñëw fii si dëkk bi ñoom Rufisquois yi dund wala sénégalais yi dund ñoom ils s'en fichent loolu intéressé wu leen li leen intéressé mooy nañ am xaalis dem seen yoon te ni mu dale waa Tëngéej noonu la dale waa Mbane noonu la dale waa Diass noonu la dale ñeneen ak ñeneen ak ñeneen léegi nag loolu dafa métti sénégalais yi xam nga man dama woyoon benn woy boo xam ne dama ni xuloowuñu Mame Gor xeexuñu te it duñu teesante suñu carte lañ yor saa yu woote jotee ñu dem ca mbañ gàcce ma wooteel ki ñu àndal sénégalais léegi bu ñu meree dañuy bàyyi ba woote jot rek ñu dem woote feneen donc nag tey jii Abdou Karim Sall keroog bi ma ko woowee su fekkoon dafa taxawaay bu mu tax war a taxaw na ko tëj usine bi Rufisquois yi dëkk fii est yëpp dañ ciy gis seen bopp parce que naar yi warul ñu leen jaral seen carrière politique ñi xaalis seen i mbuusu xaalis lañ yor seen i mbuusu xaalis la ñu yor di dugg si bureau yi di jox nit ñi xaalis usine Biza dafa war a tëj jëluñu benn Rufisquois mu fay liggéey man gisuma benn Rufisquois bu fay liggéey ñi fi jël ñëpp dañuy dem foraatu ay nit nii rek di leen fay ay salaire xoola boo liggéeyee 3 mois ñu dàq la pour bañ la defal contrat bu gudd yooyu la ñuy def loolu nag c'est des choses à dénoncer te tey booy Rufisquois yi booy yëpp tey jii ñëpp dañu gis seen bopp ci Mame Gor keroog fii laa taxaw jàkkaarloog ñoom ñu ñëw jënd fi après ñu ne dañoo jënd extension bi jigéen ñi bu ñu xëyee di dem marché ñu ñëw taxaw indi fi ay nervi ñu leen mbedd bi doo leen ko traversé parce que ñun ñoo jënd extension bi ban sénégalais moo sañ a dem Turquie dem taxaw si ab mbedd ay naar di jàll nga naan doo leen fi jaar kon naar yi dañ lay rey léegi ñoom ñu ñëw suñu dëkk di ñu ko def ñu koy nangu c'est pas normal loolu nag man suma bakken laa si teg président Macky Sall laa àndal di ko jàppale man mais lépp lu ma gis loo xam ne doxul si dëkk bi dinaa ko dénoncer suñ ma dégloo def ko mu dimbali leen suñ ma dégluwul tamit bu ëllëgee conséquences yi ñoom ñoo koy gisal seen bopp parce que man nit si boppam moo ma woowal téléphone ni ma Biza moo tax du ma wote du ma woteel Macky parce que sama yaay dafa AVC te Biza moo leen ko teg ñuy xeex ak Biza état bi gëmm seetaan ñu kon man du ma leen woteel parce que su ma leen wotelee maa ngi leen di dooleel donc nag yóbbante la bu may yóbbante le président Macky Sall usine Biza na ko tëj li mu ñàkk ci Tëngéej yëpp Biza moo ko xañ parce que Biza ñu ngi rey nit ñi fii ñii ñu ngi amee pneumonie ñu ngi amee tuberculose ñii ñu ngi amee asthme ñii booy dañuy dox di bori dëkk bi kenn wérul ndax usines yi loolu dafa metti Rufisquois yi te autorités yi fi nekk kenn du ko ci kaas naa ko saaga fi ay ndey xuloo gars yi jàppanteeg ñoom y a pas un autorité Rufisquois bu ñëw solidaire ak man jàppale ma ñoom ñëpp dañ ci noppi ku la woo sax da lay woo di la jéem a naxanteeg yow naan laa non sama waa ji dama bëgg nga bàyyi mu sedd wala yooyu parce que ñoom bi ñu jaaxlee autorité yëpp lañ dem seeti te fu ñu dem mbuus la ñu yor néew ma kat ak kenn jël na nag mais xam naa ni bu ñu waa Tëngéej suñu meloon ni ñu war a mel usine bi tëj na bu yàgg du yoon tey jii man maa fi ne man dama koy wax de muy opposition ak pouvoir maa fi nekk un jeune boo xam ni maay xeex l'injustice bi nga xam ni moom la Rufisquois yi dund man Macky Sall la àndal mais yoruma poste kenn joxuma dara dama gis président Macky Sall mu nekk jàmbaar yaru nekk liggéeykat ma gis ay boy yoo xam ni c'est des voyous association de malfaiteurs la ñu yàq der kalam ne nit ñi fen du ñu wax dëgg ah bëgg a jël président Macky Sall jaxase ko dëkk bi ma jàkkaarloog ñoom mais benn moment ñi ànd ak président tamit dañu war a dimbali président parce que buur boo ànd ak moom yow Macky Sall ministre bi ñoo ko gën a jot Macky Sall moo gën a yomb jot ay ministre am ay ministres yoo xam ne Macky Sall da lay fay lundi mardi nga fay sa téléphone benn Sénégalais déetu la jotati doo régler benn problème mu kenn mënul jot ci yow bu wootee jotee nga bëgg ñu wooteel la kenn du la wooteel donc loolu la gouvernement bii nga xam ne nag Macky Sall mu ngi koy waaj a def xaw ma ban gouvernement la nañu fexe ba nañu ubbi seen téléphone yi jege askan bi et puis li askan bi di kaas mooy genre Biza yi ak yooyu ñu teel ci taxaw tëj ko wan sénégalais yi ni ñoom sénégalais yi la ñuy liggéeyal nekkuñu fi pour ay naar wala ay étranger parce que barki démb la ñu gis benn sénégalais boo xam ne dafa ànd ak jabaram ak ay doomam nekk Turquie dugg ci benn métro
ay naar tiim ko di ko saaga ndey naakaan sa ñuulaay ñibbil seen dëkk kiy jugu train ànd ak njabootam ñu koy saaga kooku sañ na ubbi usine naan naar yi doo leen jaar fi te naar yi ñëw suñu dëkk di ko def loolu moo tax gars yi mere la